benn waxtu ci télévision Futur Média dal leen ak jàmm ci xibaaru digg bëccëg bi dina bokk ci la ñuy waxtaane benn accident bu ñu nemmeeku ci yoonu Touba foofee nag benn kaaru Ndiaga Ndiaye mu fa këpp ñetti nit ñoo ci ñàkk seen bakkan lu ci fanweer ñu ci am ay gaañu gaañu yu métti. dinañ wax ci beneen mbir bateau Aline Sitoé Diatta bi dox diggante Ziguinchor ak Ndakaaru jamono ji nag am ñu jóg yëkkati ay kàddu ne niñ koy jëfandikoo dafa metti lool ba tax na loole mën na ko jural jafe-jafe jamono ji ñuy wax ak yéen nag waa consortium sénégalais d'activité maritime ñu gën leen xam ci COSAMA ñu ngi amal ab conférence de presse ngir àddu ci kanamu journaliste yi ci li ni mel Cheikh Hadjibou Soumaré candidat à la présidentielle kooke nag yëkkati ay kàddu ne ni ñu yore nguuru Sénégal wàllu koom dappandiwul te tax na jamono ji daanaka lépp lu aju ci finance publique moom dara baaxu ci doone nag mën na indil réew Sénégal lay jafe-jafe beneen mbir ci wàllu politique waa PUR militant yi féete ca diwaanu fële ca Paris ñoom nag nee na jamono ji reconnaître ñu seen leader bi di Cheikh Issa Sall loole nag ngir mu mën a antu rek foofu ñu amal congrès boo xamante ne rek dafay valider candidature kii di professeur Cheikh Issa Sall journée internationale de l'épargne mu aju ci wàllu denc ñu koy màggal fii ci Sénégal dinañ dem fële ca Ndar fekk fa nag ki nga xam ne moo ñu fa toogal Ousseynou Diop mu samp ab laaj rek ananal askan wi di def ngir mën a denc xaalis bu ne nag dafa am ñoo xam ne rek dañuy sóobu ci tontine wala saxay nat ñeneen ñi moom ñi nga xam ne dañu am weer rek banque yi la ñu taamu mbokk yi loolu mooy ponk yi boo leen taxeloo tuuti ñu faram fàcce. mbokk yi asalaamaaleykum niñ ko waxee léegi benn accident bu am fële ca yoonu Touba loole nag ñetti nit ñàkk nañ ci seen bakkan juróom lu mat ñetti fanweeri nit am ci ay gaañu yu métti ñu ne nag benn kaaru Ndiaga Ndiaye moo këpp si yoon bi rek ba waral boobu liggéey dina ci ñëwaat ci xibaar yi di ñëw ñu wax ci leneen. bateau Aline Sitoé Diatta bi dox ci géej gi diggante Ziguinchor ak fii Ndakaaru ñu ne jamono ji ñu koy jëfandikoo dafa tax ba muy rek dina am ay jafe-jafe ba tax na rek ñuy ñaax ci kilifa yi ñu xool ci yeneen matuwaay ci jamono jooju nag waa COSAMA ñu ngi ciy amal ak conférence de presse rek seen digganteeg taskatu xibaar yi ngir ñëwaat ci li nga xam ne lépp moo ci lalu ñu ngi xamal ne sax suñu ndaw Maimouna Ndiaye bi te conférence bi mu ngi fa jamono ji soxna Maimouna ñu ngi lay nuyu. ñu ngi lay fay Ibou Ndour. waaw lan lañ mën a jàpp ci li nga xam ne waa COSAMA moom la ñuy yëkkati tey jagleel ko journaliste yi ci wàllu xibaar. liñ ci mën a jàpp mooy directeur général bu COSAMA bi nga xam ne moom la ñu dénk COSAMA nag moom la ñu dénk lépp luy dem ba dikk bi ci bato boobu nga tudd maanaam entretien bi ak lépp lu ci aaju moom directeur général bi tudd Makhtar Fall moo commandant li mu wax rek mooy kaddu yooyu ñu yëkkati suñu benn naataango muy Ibrahima Gassama ne bato bi defu entretien la am maanaam buñ ci jugul daal deuxième dollar mën naa am nee na kaddu yooyu ëpp na li ñu mën a wax rek mooy am na ay problème naam waaye problème bi yëpp yem na ci climatisation yi maanaam climatiseur yi nga xam ne dañ ko prévoir ci biir bato bi day dem bu ñetti waxtu yu nekk bu dawee day arrêté loolu nag ñu ngi ci doon jug di ci waxtaan def nañ commande yi ba fi mu toll nii ñaari semaine buñ ko toogee rek pièce bi nga xam ne moo ci manqué dina ñëw laataan loolu nag nee na ventilation ba ma ngay marché ci biir bato boobu nee nañu dañuy dellu si waat nag si loi bi lim leen xamal moom commandant Fall li mu ñu wax rek mooy réglementation bi lépp ñu ngi koy doxal ndax fu mu toll nii dañuy def ay rapport maanaam ay saytu yoo xam ni ñi nga xam ne ñooy ay allemand ñooy jóge bitim réew ñëw xool bato yi te loolu dañ koy def saa su ne am na auditeurs yoo xam ni dañ leen di appuyer ñoom it ñu ngi fii ci biir réew mi saa su ne dañuy def contrôle bi biñ ko laajee ana contrôle bi mujj kañ lañ ko defoon mi ngi xamal ni weeru août bi passé defoon nañ contrôle boo xam ni allemand yi ak doomu réewu Sénégal defoon nañ ko ba nee nañu lépp jaar na ci yoon climatisation bi daal bu ñu sukkandikoo ci moom moo am problème te ñu ngi koy juk beneen contrôle bi ñu war a def bu ñu sukkandikoo ci moom ci mois novembre bi lañ ko war a amal bu ko defee ñu xoolaat bato bi ndax dem beeg dikk bi dina ko mën a amal ci anam yi ko foofu yoon.
jërëjëf soxna Maymouna Ndiaye ñu bàyyi la nga wéyal liggéey bi ci loolu nag dinañ dem ba ca diwaanu fële ca Tivaouane foofee nag bari na dëkk yoo xam ne rek lépp lu aju ci wàllu ndox moom jamono ji jafe-jafe la fa ba tax na rek ñoom ay kilomètres yu bëri la ñuy daw rek ngir mën a sàkku uti ndox sax la ñuy wax ci loolu nag ñuy sàkku ci kilifa yi ñu jàppale la nag ngir jafe-jafe Diop ñu mën ko fàtte Cheikh Anta Diop andi ci ak say laatir. Aynoumane Diakhaté di ab dëkk bu nekk ci Thilmakha Mbakol digganteem ak commune Thilmakha toll na ci 4 kilomètres Xalima Diakhaté Kala moom moo ko sancoon ñoom ay at a ngi nii forage bi nga xamante ne fa lañ daan jëlee ndox forage boobee moom moo paan. ndox moo gën a nekk sunu jafe-jafe actuellement ndax jamono yi ñu nekk nii robinet yi ñu daan root forage boobu dafa paan te kenn xamul kañ lay dépanné wu ci ay teen la ñuy dem di rooti ak di takk ay saret di rootaati. forage bii Aynoumane lañ ko fi defaloon depuis 2004 ñu bënn ko ba ndox mi di génn ñu polomé ko noonu boobu ba léegi ñun xamatuñ ci dara. ñu ngi fii ci teen bi nga xamante ne fii la jigéen ñi roote nee nañ sonn nañu lool. jafe-jafe jigéen ñi mooy root mi rek root mi metti na trop ndax gis nga ne ñoo ngi nii teen bi xóot na yaatu na waaye ndox bi dafa daw. jigéen ñi sax nee nañ jafe-jafe lu jëm ci wàllu wér-gu-yaram it am nañu ko daanaka 4 kilomètres daañu ko dox de ngir mën a am fu ñu fajoo ji. sonn nañ trop ndax bala ñoo am lu ñu yóbbu dana yàgg. takk ay sareeti fas sareeti mbaam di rajji xam nga nu ne xaj na ci. da nga dem ba ci ma xale léegi ñu jàllale la ba ay Daaru Musteek fu ne. ci wàllu njàng mi sooxe na lool ndaxte ndongo yi ba léegi de ci ay mbaar la ñuy jàngee. am nañ fi école depuis 2014 mais ba léegi dañuy jànkuwante ak ay problème salle de classe ba léegi dañuy am ay abri provisoire. Aynoumane Diakhaté nee nañ dëkkub diine la ñu ngi sàkku ci kilifa yi ñu taxaw leen nee nañ sonn nañu. ñu dem ba ci diwaanu Sédhiou nag foofee ci commune bu ñuy duppee Djibabouya foofee nag ñoom dañoo gis ne jamono ji nag lépp lu aju ci wàllu wërgu-yaram moom am na ci ay coppite ndax xam nañ ab ambulance bu leen di may rek ñu mën a amal li nga xam ne mooy yóbbu seen waayu feebar ci loolu nag ñu ngi ne rek ñu ngi waajal sax tabax benn makkaan ngir sage-femme bi ñu fay affecté mën a am dëkkuwaay bu mucc ay Bakary Konté andi ci ak Khali Diame. évacuation sanitaire yi di jafe la fii ci diwaanu Djibabouya. di oote bala nga jot si ambulance da ngay oote au moins ay 2 postes suñu postes yi jege yi wala parfois nga oote santé bala ambulance bi ñëw sax loolu mooy problème day yàgg non seulement yow énergie bi ngay def ak crédit bi ngay ut pour oote chaque fois loolu moom dafa métti woon si ñun trop parfois boo amee malade ni li ngay xalaat mooy fan laay amee ambulance. balaa moto bi ñëw malade bi dee sonn na mbaa mu dee waaw léegi jafe-jafe boobu moom moo tànne na. wàññeeku na. ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr moom nag jagle leen benn ambulance. ambulance bi du ambulance pour nekk di transporter nit nii wala dama am soxla feneen nga jël ambulance yóbbu ko ambulance dañ koy indi pour maladie ambulance dañ ko indi pour urgence. Ibrahima Niassi maire bu Djibabouya di ne. la santé est une compétence transférée. wér-gu-yaram dafa nekk compétence bu transféré ba tax na fonctionnement poste santé yi suñ responsabilité la moo tax war nañ jël poste santé yi ci médicament war nañ tabax tam benn logement pour sage-femme bi wante tamit joxe 2,5 millions de francs CFA pour ñu jënd garab. on va donner en tout cas en dotation du poste de santé de Djibabouya 2,5 millions en médicaments. am na nag fête bu mag boo xamante ne population yi nekk fii ci Djibabouya def nañ ko pour recevoir ambulance boobu lee ñi daal di def ay ñaan yoo xamante ne ñi jagleel ko président de la république. Bakary Konté dañuy desandeeg yow ci diwaan boobu wax ci li nga xamante ne mooy centre bi du Goudomp ak Samin foofee nag jot nañ daloo centre de santé yi nga xam ne yatta ngi daanaka dafa tëj ñu nar a dooraat seen i liggéey loolu nag ñu amal ko ci teewaayu ministre de la santé di Abdoulaye Diouf Sarr ñu ne nag foofu plateau médical bi moom mucc ayib la def ba tax na sax dinañ mën a dalal ay ñoo xam ne dañu feebar. bàyyi ko ci diwaanu Guinée Bissau ñu teewlu ministre Abdoulaye Diouf Sarr ci micro Bakary Konté. dañoo ñëw fii ci département Goudomp may profiter pour remercier département Goudomp yëpp ci seen taxawaay parce que tey président de la république romb na léegi d'ailleurs jëm côté Kolda ñu ngi daje ci yoon bi mais mission bi ñuy dox ci fii xam na ne tey ñu ngi fii di inaugurer centre Goudomp ak centre Samin muy centre yoo xamante ne bu ngeen leen gisee ay centre yu mucc ayib lañ centre yoo xamante ne lépp loo xamante ne population yi bëgg nañ ko fi rek en santé centre yi mën nañ ko taxawee may demande nag médecin chef région bi
ak médecin district bi ak képp koo xamante ne yaa ngi liggéey ci centre yooyu nga taxaw pour téye leen bu baax pour que donc population yi mën na gis bu baax seen njëriñ may wax aussi que ne fii ci centre de santé wu Goudomp am na projet bu ñuy wax PASM dana ñëw yokk ci ñaari service bloc opératoire bi ak service accueil et urgence loolu donc bu ñu ko ci yokkee dana tax centre bi gën a taxaw nekk centre de référence de dernière génération. Hadjibou Soumaré nekkoon fi premier ministre bu Sénégal bokk ci ñi leader yi nga xam ne dañu samp seen dënd ngir mën a bokk ci élection présidentielle yu atum 2019 moom nag dafa gis ne ni ñu yore nguuru Sénégal jamono ji ci wàllu koom moom du noonu ba tax na ba muy rek réew Sénégal dinañ am ay jafe-jafe ci wàllu koom loole rek la yëkkati gannaaw rek bi muy jël signature biñ ko jagleel foofee ca diwaanu Tëngéej doon bokk rek ci li nga xam ne moo ko mën a may mu bokk ci yooyu la élection ñu teewlu Cheikh Hadjibou Soumaré ci micro Seynou Thiam. sunu économie am na problème dañ ma ne problème mu trésorerie la oui problème mu trésorerie la mais problème budgétaire la bu njëkk d'abord parce que économie moom boo ko tegee lu mu àttanul rek ala kulli alin il faut que mu waxtu il faut que mu wax boppam ne il faut que mu yëngatu pour nit ñi yëg ne am na problème. alors soo defee maintenant say prévision budgétaire mu war a nekk lii nga teg ci loo xam ne attanu ko soo demee ba ci exécution ba forcément da nga am problème loolu mooy problème yi ñuy dab. lu ci solution bi mooy gestion d'abord vertueuse nga def sa économie nga def say prévision nga xam ne prévision yi lii la lay jox nga respecté loolu. bëgg naa def sama terre bëgg naa def lële nga def yëpp. ne nag léegi lan ma koy financé ñu ne la économie bi lii la mën a génne nga ne leen bon bu dee lii la mën a génne man sësaat naa ci lii boo ko defee li ngay def mooy wuti bor amaana ñu lebal la amaana duñ la lebal buñ la lebalul lépp li ngay def mooy leb say fonctionnaire wala nga leb ñi nga xam ne ñoo yore sa économie réew. ñu desandi ci wàllu politique ak waa PUR militants yi féete ca diwaanu Paris nag ñoom dañu gis ne rek jamono ji ñuy wax ak yéen reconnaître tuñu ki nga xam ne mooy seen leader di Cheikh Issa Sall loole nag ngir mu mën a jàpp ni rek faw ñu amal ab congrès su ko moyul rek ñoom dootuñu bokk genn kàddu gi ñu teewlu ki nga xamante ne mooy Cheikh Tidiane Dioum doon yor seen kàddu rek ci micro Ibrahima Camara. militant yu PUR yi ne Paris daal dinañu andi ay leeral si ne Cheikh Issa Sall nekkagul seen candidat ndaxte faw ñu sàmmante ak charte yu tënk seen parti boobule di PUR. Actuellement le PUR amagul candidat li nga xamante ni mooy statut yi tëral ni parti bi war a doxee jaaraguñ ci pour mën a wax ni am nañ un candidat. sàmmonte ak charte parti bi ngir ki leen di jiite dëppoo ak yoon mooy seen bëbët. Le message est très clair hein. El Hadji Issa Sall n'est pas encore le candidat élu du parti PUR donc loolu foog mu leer Serigne Moustapha Sy en 2000 quand il avait présenté sa candidature aux élections présidentielles c'était à l'issue d'un congrès démocratique donc même président du parti mooy jaar ci congrès pour présenter candidature am donc keneen du mat a wax. doxalinu woy politique yu Sénégal si guddi yu ñu toll war naa naax saay nag si seeni kàddu. te parti askan moo ko moom parti nit du ko moom askan bi yëpp ñoo ciy bokk parce que loolu la ñuy déclarer bu ñuy dem pour ñu permettre ñu autoriser ñu rassembler wu donc askan bi yëpp a ko moom ki nga xamante ni carte de membre rek la ci am ak fu mu mën a dëkk da ci am àq. laata ñuy amal ndaje mi ni mel ak taskatu xibaar yi ay bataaxal daal nañ koy bindoon ngir seen kilifa yi jiite parti ba sa Ndakaaru addu si mbir mi ni mel waaye furaas xëddeem mu des nag ni ba ñu toog waxtaan ak seen kilifa yooyee ngir ñu ŋànk parti bi sàmmonte ak ay chartam ya ko tënk. ñu del si fii ci Ndakaaru doxandu ba ca banlieue foofee nag li ñuy duppee plateforme banlieue 2019 juddu na ñooñu nag li ñu bëgg rek mooy dugal seen loxo ngir élection yi ñuy dégmal ci atum 2019 doon lu mucc ayib ci loolu sax demoon nañ seeti ki nga xam ne mooy maître Adama Gueye di keneen ko xam ne rek dafa yor moom tamit ab plateforme ngir ñu xool ni ñuy mën a liggéey rek ngir li nga xam ne mooy
seen mébét mën a doon lu jàppandi ci loolu dañuy teewlu kenn ci ñoom di Ibrahima Khalil Diémé mooy sax coordonnateur bi ci micro Ibrahima Camara ak Aba Camara Ibrahima. taxaw temb pour ki fi nekk ak ki fi ñëw suba yëpp ñu xam ne système démocratique bu normal la ñu bëgg gestion wu sérieux la ñu bëgg réew mi delluwaat ci seen i citoyen maam Adama li ñu boole mooy démarche bi muy def ñun moom la ñu. donc bi ñu ñëwee ci moom benn objectif rek la ñu amoon waxtaane suba wu réew mi waxtaane Sénégalu suba waxtaane yan xeetu politique ñooy yore suñu réew parce que mënuñu nekk ci benn processus boo xam ne depuis 60 ans président bu fi ñëw opposition bi dajaloo xeex ko kooku ñëwaat di def la fa président boobu jógewaat ainsi ba ñu am 4e président soppeeku amu fi dañu bëgg a xam ban profilu président la ñu bëgg am suba citoyens yi di participer ci gestion wu dëkk bi yëpp di leer ñu xam suñu alal ak suñuy ndonee doom ak suñuy ndonee sët fan la. mu nekkoon Ibrahima Khalil Diémé di coordonnateur plateforme boobee ci micro Ibrahima Kane ñu wax ci leneen wàllu koom-koom fii nag mooy bésu tey bi mooy bés bi ñu jagle lépp lu wàllu ci wàllu koom wàllu épargne wala sax ni ñu denc xaalis fii ci suñu réew. ñu gis ne fële ca diwaanu Saint-Louis bu amee ñoo xam ne rek dañu bokk ci ay natt wala sax ñeneen ñi di dem ci banque yi moom am na ñoo xamante ne rek ci grossiste yi la ñuy dem ngir mën fa bàyyi seen xaalis ci loolu nag Ousseynou Diop amal na ci ab njàngat rek andi ci ak Habib Seck lépp aju ci wàllu épargne fii ci Sénégal. journée internationale d'épargne ñu koy amal ci bisuk àllarba bi yamoo ko fanweeri fan ak benn ci weeru octobre mu mel ne nag ñi nga xamante ne ay salarié lañ ñu ci bare ci ñoom ñu ngay rënk seen i koppar ngir weer bi bu deewee ñoom loo xamante ni dañ koy denc ndax géej bokk ci dëkk yi nga xamante ni neex na lool nga fay def lii di épargne ndaxte dem beeg dikk bi jafewul dund bi itam naka noonu. en effet loolu moom ci mën naa ci région yëpp dañu am sans xalaat ni coût de la vie bi fii la wàññeekoo. parce que boo xoolee transport bi léegi 100 francs rek laa fay bi may ñëw bu doon Dakar la sur une distance comme ça xëy naa fay 500 francs donc boo amee tuuti vie sobre mën nga am loo denc loo xam ne ëllëg bu la soxla bettee di nga mën a faj say soxla. ñu ci bare ci ñi nga xamante ni daje nañu ak ñoom la ñu xamle mooy seeni salaire daañu ci denc lu mu gën a tuuti téeméer boo jël fukk ya ngir njaboot gi waaye tamit yenn soxla yi nga xamante ni dafa ni këtt ni jonn. waaw li may denc par weer bi souvent rek au moins 5% wala 10% si sama salaire naa si faral di denc en général waaw pour sóoraale lu ñëwagul rek daal en général waaw loolu rek lay faral di def la. bu fekkee ni sax jamono bi denc ay koppar doon na loo xamante ni lu jafe la ñi le ñoom ñu ngay jéem seen kéemtalaay kattan ngir weer wu ne ñu mën a am lu ñu denc. di si jàppale nit famille bi ñëpp xam nga Sénégal moom nu mu mel boo nekkee ci famille di liggéey waaw du pour yow rek quoi. pour yow ak say mbokk ak say jarbaat koo mën a jàppale rek ki nga xam ne toll na si jàng wala leneen wala soutien de famille ak yooyu yëpp mi ngi ci. lu am solo la lu nit war a def la ndax su fekkente ni da nga am ay responsabilité ëllëg il faut que nga prévoir ko te prévoir c'est épargner d'une manière générale même si c'est pas l'argent qu'on épargne di nga épargner soxla yi moom mooy di nga xam bii mi ngi ñëw bii mooy topp bii mi ngi topp mooy topp. Awa Kandji jaaykatu gerte la moom nee na institution financière yi du ko yóbbu ay kopparam la muy def mooy ñëmu wóolu lay dénk xaalisam. dafa am kenn ku may dénk réew ma banque koo xam ne ku ma wóolu la rek koo xam ne ku wóor la moom lay dénk mu dema téye sama alal fu ma ko soxlaa rek mu jox ma ko ba keroog ba may dem màkk dama ne ko damaa bëgg a dem màkk mu ne ma am problème mu jox ma xaalis bépp 7 millions yi dama fa bàyyi woon ma daal di koy jël daal di dem Dakar dem def waajaay ci màkk daal. kon yow xamoo ay dem banque yooyu. déedéet xaw ma ko. ak journée internationale bi nga xamante ni jëmale nañ ko ci épargne amal ko ci bisuk àllarba bi ñu ci bare nag bàyyiwuñ ci xel doomu ndar yi nag fësal ni lile war na doon loo xamante ni ñëpp dañ koy def ndaxte soxla day bette. fan yi ñu weesu yëpp ñu ngi doon wax ni ñuy jëfandikoo internet wala xarala yu yees yi fii ci suñu réew ci loole nag nemmeeku bi mooy dinañ ci gis ay xeetu pecc yoo xam ne dafa desee teggine ba tax ay kilifa yu jóg sax yëkkati ci at kàddu bokk na ci xalif général des Mourides ba taxoon rek rédaction télévision Futurs Médias jox kàddu gi ñenn ci askan bi ñu xoolaat li nga xamante ne noonu la ñu gisee mbir mi am na sax ñu ciy sàkku rek lii di waa brigade des mœurs gën a jóg taxaw rek ngir képp ku def naka sudul noonu ñu dal sa kaw Kumba Amarlo andi ci ak Thierno Laurent Mendy. fii ci Sénégal ñuy gën di gis jikko yi di gën di yàqu di koy firndeel ay fecc yu tegginewul ñu koy gis ci média yi jur ay jafe-jafe ci suñu société. ñun bu ñu demee ba suñu réew ñun jàppee wuñ ko dara jël réew mi di ko di foowee lu ne di foowee réseaux sociaux yi foofu la ñu yóbbu bu fekkee nam tumte leneen la ñu bëgg ci suñu réew tam mu tudde indiscipline bi fi nekk ak def lu la neex bu fekkee ci loolu la ñu nekk rek développement dañ koy dégg waaye du mën a am. pëcc yoo xam ne amul benn njëriñ amul benn baaxul
dañ ko war a bàyyi jéem a topp dañ ko war a bàyyi daal jéem a topp suñu diine. woy bu jàngalewul xamlewul du woy Ndiaga Mbaye da daan woy ñu koy déglu di jële ci moom ay enseignement waaye woy fecc bu àndul ak teggin àndul ak yar ànd ak cër yi si biti loolu du Sénégal du sunu culture te du sunu l'islam du sunu diine. lii di réseaux sociaux yi bokk na ci li yokk bi le mbir. tubaab réseaux sociaux yi moo ko waral da nga yor sa portable filmé ñu dugal ko ci biir réseaux sociaux yi et puis les gens se le partagent donc mu nekk benn affaire boo xam ne dañ koy jox importance alors que amul benn importance pour société sénégalaise donc pour man pour loolu il faut que autorités yi jël seen i matuwaay réglementer réseaux sociaux yi ba ku nekk xam loo ci war a def ak loo ci warul def. muy ay mbir yoo xam ni dañ ci war a jël ay daan bu ñu sukkandikoo ci ñenn ñi. sanction brigade des mœurs il faut que mu def liggéeyam ñu jàpp di sanctionner te bu sanction amee gars yi bañ a dem police mbaa gendarmerie mbaa tribunal di intervenir ñu bàyyi ñu passer l'éponge bu ëllëgee leneen amaat encore. way fecc bu àndul ak teggin àndul ak yar ànd ak cër yi si biti loolu du Sénégal du sunu culture te du sunu l'islam du sunu diine. feccu démb ute loolu ak feccu tey nga xam ni jubluwuñ ci lenn lu dul yàq ndaw ñi mu doon lu soxal suñu kilifa diine yi ba tax ñu ci àddu. ñu wax ci wàllu cosaan ak aada rawatina ci wàllu bind téere bés bi ñu jagleel képp kuy écrivain dinañ ko màggal fii ci Sénégal ci fan yi di ñëw ci loolu nag association bi ëmb écrivain yi nekk fii ci Sénégal tase woon nag ak journalistes yi ngir waajal xew-xew bi ñu naatum ren ji dinañ ci jël ay coppite ci loolu sax fas yéene nañ tamit waxtaane lépp lu aju ci wàllu littérature démocratie ak pouvoir fii ci suñu réew ci loolu nag dañuy teewlu ki nga xam ne na mooy adjoint président bu association bi di colonel Momar Gueye ci micro Aïssatou Paye. thème ren bi dañuy wax ci littérature démocratie ak pouvoir. littérature mooy li nga xam ne moom la ñuy bind te nit ñi di ko jàng di ci génnee xam-xam di ci jànge Égypte mooy réew mi nga xam ni moom la ñuy jàpp ni nit ku ñuul li mu liggéey li gën a ràññeeku ca ñi dëkke woon Égypte la Égypte googu la ñuy sargal am nañu suñu ay mbokk yoo xam ni léegi maanaam dañu bind téere boo xam ni ku ne la nga bind dañ ko ci dugal ay kilifa yu Sénégal ñu mel na ministre des affaires étrangères Sidiki Kaba ak ministre des affaires étrangères bu Gambie Mamadou Tangara di bindkat bokk ci ñun ñoom ñoo gën a ràññeeku ci loolu nga xam ni moom la ñu bëgg a tëral ren ngir wane ni Sénégal ak Gambie nekke benn. egsi nañu nag ci xëtu yéenekaay yi ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf premier ministre du Sénégal ba woon xëy na di wax li ko metti ci Sénégal Cheikh Agibou Soumaré ci page 5 bu l'Observateur yéenekaay bi nañu kerak ba ko soxna Ngoné Ndoye di jox li mu ko dajaleel ci signature ngir wàllu parrainage foofee fa la Cheikh Agibou Soumaré waxee ne réew mi li fa am jéggi na dayoon ndax askan wi dañu ko waxu rek waaye sonn nañu ñoo ngi bëgg a dee ak coono bu rëy bu ñuy dund candidat bi ci wote présidentielle 2019 yi di Cheikh Agibou Soumaré ne économie bi dafa photo ñu jamono ji dafa gàll góose teg ci maanaam dara doxul ñu dox dem ci direct info fekk fa ministre intérieur ak sécurité publique mu di Aly Ngouille Ndiaye journal bi nañu ci wotey présidentielle 2019 yi ñu jëm opposition bi seenum xel dalul ci ne gouvernement bi bëgg a doxale rawatina nag ministre Aly Ngouille Ndiaye moom tuumal nañu ko ci joxar bi nañu ko ci baaraamub tuuma gaañi ñoo ngi koy bàyyi xel bu baax a baax ci mbiri Laba Diack mbiri njuuj njaaj la tribune nañu président Pape Diop njiital bokk gis-gis moo ko wax keroog ba muy giseek maître Mame Adama Gueye ca la ne wotey présidentielle yi ñu dëdmal nguur gi defar nañu seeni résultat bu nuppi bu ñu gisul lu ñu xam rek génnee ko ci le quotidien Pape Diop génne fa xalaatam ndax nee na nguur gi noppiwul ci nangu ndamal opposition bi ñu gisaat ko moom jiital bokk gis-gis ci Vox Populi mu naan fa nguur gi ci dox ci maynu askan wi la nar teggi pexe wut ay résultat am ba ngoonu ñaar fukki fan ak ñeent ci weeru février ñu teel a wax ne Macky Sall gagné na woot yi Pape Diop ne Macky Sall ak waa këram noonee la ñu ko bëgg a defee defante baa ngi wéy ci diggante ministre Sophie Gladimi ak honorable député Mamadou Lamine Diallo bu tekki Sud Quotidien ñu mbirum convention exploitation fer bu Falémé ba léegi pënd bi wuréegul Mamadou Lamine Diallo li ko jaaxal te miti ko mooy lan moo tax Macky Sall war a décider moom rekk ci mbir yi li ko ministre Sophie Gladima tontu moo di boo vérifié woon lu mu néew li ngay wër di wax doo ko wax Le Quotidien nañu ministre Sophie Gladima rafetluwul taxawaayu société civile gi ci mbiru exploitation fer bu Falémé dafa jàpp ne ñi ciy wax te fare ci société civile gi li ñuy wax wérul wóoru leen Bougane Gueye Dany bu gëm sa bopp li ko wóor mu di autoroute Ila Touba gi catastrophe la ci secteur privé national gi wax na ko ci journal Source A wax ko ci Vox Populi wax ko ci La Tribune
baatub turbine ku ko dégg xel dem ci waxtaan Rewmi Quotidien nañu Ndakaaru fi la première dame yi maanaam soxnay njiiti réew yi joxante daje mu di conférence bi fondation Merck di amal at mu nekk ren jii nag Ndakaaru la ñu tànn fi la ñu ko defee Les Échos nañu juróom-ñetti première dame lañu ak première dame bu Sénégal di soxna Marième Sall mi leen dalal wàllu wér-gu-yaram bokk na ci li ñuy waxtaane la Sénégal nañu jigéen ñi munta am doom ñu naan ko infertilité te léeg-léeg ñu leen di sajj xef ñoo ñee leen tax a jóg ñoom la ñuy taxawu ñoom la ñuy taxawal ñoom la ñuy xeexal ndax ñaare ñoo ngi koy jiiñ jigéen ñi naan ñoom la di leen joxar bi baaramu tuuma te góor ñi am nañu ci wàll lambu powum góor la maa nga ca lambu ja ak sunu lambu mi ñu xëy xamal ne CNC bi Alioune Sarr jiite tey jii ci la am mandaam di jeex léegi nag laaj bi moo di ndax dañu fiy tegaat CNC bi dénkaat ko lambu ji am ndax dañu ko fiy jëlee nañu jëlaat l'observateur fekki fa rappeur bii di Daddy Bibson waxtaan nag waa l'observateur ba wax leen lu doy waar nee na leen moom Daddy Bibson dañu ko liggéeyoon dañu ko jekk woon ci wàllu gàllaaj demoon na ba bët yi muuru woon daawul woon gis ab tànkam paralysé woon mbir ngi moom ku ko dégg miir ubbil Les Échos ca Comico benn waay moo fa dugg ca benn jàkk sàcc fa ñeent fukki kaamil ak juróom-benn ba noppi daw laqatu ji ci càngaayal néew lu nekkoon ca margo ba yéenekaay bi nañu ba ñu ko jàppee dane benn sëriñ moo ko digal ndax dañu ko liggéey ay def nekk ci moom loolee la bëggoon a dindi. Mamadou Mouhamed Ndiaye cant ngërëm ñenn la yéen tamit ka noonu ci teewlu beeg safo bi di leen ñaanal kenn dalu jàmm di ko sàkku ci yéen jërë ngeen jëf